mbokk yi daleen jàmm ginnaaw bi ñu leen nuyoo ci Time for Africa xibaar yi bokk nañ li ñu fi nar a waxtaane tey ji nag mu équipe nationale bu Sénégal defati ab match nul ci digganteem ak Malawi ndam demul ndam dikkul kenn dugal su morom dara waaye nag équipe nationale boobee nag moom moo jiitu ba noppi qualifié ci huitième de finale yi sa diwaanu Ziguinchor intersyndical bi di G7 nag dañ nar a xàppati grève niki suba ci alarba ji bokk na li ñu fay naqarlu nag muy nag dal gu métti gi nga xamante ni ñu ngi koy dal seen i natango yi nekk foofee ca école bu Kafountine 3 ci wàllum société nag lan moo waral nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi gën a siiw ci wàllum musique bi duñu yàgg ci seen néegu sëy loole nag tontu lii mu ngi ci biir journal bi xibaaru tàggat yaram ak bitim réew moom mooy ndar keppe jotaay bi mbokk ñu dégg liñu yaakaar xibaar yi dañu koy dooree ak wàllum nag campagne électorale xam ngeen ne nag li ci des bareetul niki nag démb kii di Abdoulaye Diouf Sarr nag coalition Dakar bu bees démb mi ngi yoon fële ca diwaanu marché bu Colobane la mu dénk nag ñi nga xamante ñoom ne commerçant yi nee na daal dina nag defaraat marché ba noppi nag delloo leen seen i place ñu déglu Abdoulaye Diouf Sarr. Nous avons présenté un Dakar bien aménagé en intégrant bien sûr le circuit de commerce. Nous avons présenté un Dakar qui n'est pas encombré, mais où l'ensemble des acteurs du commerce ont leur place, mais dans un aménagement urbain cohérent. Et ça, ils l'ont compris, nous l'avons compris. C'est pourquoi vous avez vu comment la fête est belle ici, parce que ces commerçants de Sandaga attendent avec impatience le Dakar Boubès. Dakar Boubès aussi, c'est la réalisation très rapide du marché Sandaga. Je leur ai dit en réalité que moi, ce qui me concerne, et je peux parler aussi au nom de mon ami et frère, le maire du plateau. Le plateau en tant que commune et Dakar en tant que ville, nous sommes tous les deux des démembrements de l'État. Et nous allons ensemble faire en sorte que ce marché-là sorte de terre très rapidement au bénéfice de tous les commerçants de Sandaga. ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr ñu àddu jëmale ci ki nga xamante ni moom mooy Zahra Iyane Thiam moom milee ni ki démb mu ngi yoon sa Liberté 6 extension la ma fa yëkkati nag ci kàddu ak tamit diggee moo ne daal su faloo dina nag dimbale xale yi jàng ñi nga xamante ni ñoom étudiants yi ñu am formation bu baax a baax ñu déglu ki nga xamante ni moom moo di Zahra Iyane Thiam. ginnaaw bi ñu sante yàlla tey ñi ngi toll fii ci Liberté 6 extension bi ñu tàmbalee campagne bi ba léegi ñu ñëw nag Liberté 6 extension am fi mbégte lool ndax gis nañ fi ñaar ba ñetti mbir yu fi xew mbir mi ci njëkk mooy waa Liberté 6 extension tàmmuñu leen woon di gis ci xumb yi ak ci yëngute yu mel ni waaye campagne bi liñ ci nemmeeku mooy ñoom ñëpp a génn taxaw kuréel desul daayira desul association desul ba ci étudiants yi fii ci état bu Liberté 6 extension lañ fi gis étudiants yi dajaloo ñëw wax mbégte bi ñu am ci li ñuy def mais surtout yaakaar ak ndimbal li nga xam ne ñi ngi koy sàkku ci ñun bés bu ñu yoree mairie bi xam nañ ne ñun ñëpp ne enseignement supérieur bokkul ci compétence transférées yi nga xam ne dañ koy joxe ci mairie waaye li am mooy mairie bi war na mën a créer ay conditions yoo xam ne comme ni mu ko defee pour tout tànk yi def ko pour ñi nekk ci formation professionnelle bi war nañu mën a créer ay anam yoo xam ne ay mbir yoo xam ne aussi lépp luy yombalal xëy yu ndaw yi dina fa mën a jaar moo tax ñi ngi rafetlu bu baax ñoom tamit seen engouement ak seen jàppale biñ ñu wan ñuy rafetlu aussi li nga xam ne dégg nañ ko ci kër yi te muy d'abord seeni soxla ndax fii cité bu rëy la bu mag la waaye soxla nañ fi pavage yittewoo nañ ñu ko wax nañ ñu ko lu bari ci kër yi wax nañ ñu aussi yeneen yu ñu yittewoo yu jëm ci sécurité yu jëm ci éclairage ak yu jëm ci bërëbu diine yi ndax bi ñu ñëwee imam Habib Ly dalal nañu moom nga xam ne mooy président imam yi ak ulema yi nekk ci Sicap Liberté bi yëpp. ba tey ci wàllum politique xam ngeen ne nag am na yenn si ay maire ñoom ñi nga xamante dañuy féetee si wàllum kujje gi seen liggéey nag du yomb ndaxte nag seen i budget nañu koy wotee du yomb waaye tamit li nga xamante ni moom moo di seen projet ngir ñu réaliser ko faaw nag ñu jàmmarlu ak nguur gi nga xamante ni koppar gi si moom lay jógee loolu nag tax na ba askanu Sénégal di yey si yàbbi ci mbir moomee ñuy sàkku nag ci nguur gi mu bàyyi nag defante bi te ñi nga xamante ne askan wi soxal ko loolee moom mooy reportage bu Ousmane Niang ak Cheikh Gueye.
ku jee day am ba ci langue politique gi ñu bari ci opposition bi danoo bëgg nekk maire gannaaw bu ñu ko nekkee nag bëgg a jàkkaarloo ak nguur gi léeg-léeg sax dañuy dund ay jafe-jafe ci seen wàllum budget ndax loole war naa nekk. waaw loolu moom seet nañ ko bon man ci politique peut-être que sooyu ba ci carrément mais li may dégg ci information et comment ça fonctionne aussi c'est toujours le cas chaque fois nit ñi bon su léegi suñu fexee ba solliciter en tout cas la voix des populations ñu nekk ci parti contraire au pouvoir chaque fois dañuy am difficulté maintenant le cas de Khalifa Sall s'est manifesté ak waa Dakar ci bi muy installé en tout cas cadre de vie ak yeneen cas yoo xam ne on peut citer ça. pouvoir comme opposition ñoom ñëpp dañu war a liggéey en tout cas pour le bénéfice le mieux-être des populations. même bu ñu leen di buntu xotal ngir seen ay projet loolee warul tax ñu bàyyandiku. loolu war a jàppale seen bopp ci biir say jàppale seen bopp boobu maanaam li ñu wax ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàppale. comprendre ñu ko respecté quoi. dina am solo ci loolu quoi. comprendre mais mën na am ay jafe-jafe tamit. waaw mën na am ay jafe-jafe aussi parce que te ñuy doxalee lay doon. ki ne bu dee réew mi moo leen ñor waruñoo xàmmee nguur ak opposition askan wi lañu war a jiital. état bi war na leen gunge dans le nord war na leen gunge bu ñu xool affaire politique bu ñu xool affaire kii bokk na si man wala bokk si man dañu xool ngir askan bi rek gunge leen ñu liggéey réew mais bu ñu xoolee seen kenn ku nekk intérêt bopp loolu avancé réew. li dul avancé réew kay mooy pouvoir di néewal doole opposition wala opposition di wut yàq pouvoir te ñoom ñaar ñépp ñu bokk réew mi ngir war koo doxal kon kenn ku ne na bay sa waar. addu jëmale si njàng mi njàngale mi dem fa nga xamante moom moo di Ziguinchor foofee nag intersyndical bii di G7 nag nee nañu daañu sóobu ci grève niki nag suba li ko waral nag mooy dimbale seen i naataango yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee ci CREM bi ak tamit ñaawlu anam yi nga xamante ni moom la ñuy jëlee yenn si ay professeur mu nekk anam boo xamante ni dafa nag demee boor ñoom ñii li daal tey jii ñu ngi doon def ab conférence de presse foofee sa diwaanu Ziguinchor nee nañ tamit daañu nag naqarlu mbir mi su ko defee école bi nga xamante ni moom moo di nag Kafountine 3 am ay jàngalekat yu leew loolee moom la ñuy jukkee ci xibaar boobu. ba tey si xibaar addu jëmale fii ci nag Sénégal xam ngeen nag ànd sàmm jikko yi mouvement boobee dañu waroon nag amal ab ndaje waaye nag dañu ko mujj toxal li ko waral nag nee nañu dañuy xaar ci ñaar fukki fan ak juróom wala ñaar fukki fan si weeru février bi ñuy dëgmal su ko defee nag téeméer ak ñeent fukk ak benn structure yu collectif ànd sàmm jikko yu Sénégal yëpp maanaam 14 régions yi ñu lëkkaloo ñëw fii ci Ndakaaru nag ñaar fukki fan si weeru février ñu dem fa nga xamante ni moom moo di place de la nation wana fa nag seen naxar loolee nag ngir nag ñi nga xamante ñoom ñoo di député yi woote loi boobee ñu bëggoon ñu woote muy nag loi bu fi jëlee nag lii di góor jigéen. ba tey ci xibaar yi addu jëmale si wàllum TER bi xam ngeen ne nag app bi nga xamante ni joxoon nañ ko askan wi ñu mën a dugg ci li nga xamante ni moo di TER boobee te duñu fay dara app boobee tey jii la jeex waaye nag bi mu jeexee kër gi nga xamante ni moom mooy Sen'Ter yore nag TER bi la muy xam ne nag nee na am na ay daan yi nga xamante ni teg nañ ko képp koo xamante ni da nga jalgati wàllum billet yi yoon dal ca kaw bokk na ci nag daan yi lu tolloog nag 7500 francs mooy na classe bu njëkk bi beneen classe bi nag mooy 12500 maanaam ñaari junne yu toftal nag juróomi téeméer képp koo xamante na nga jalgati mbir yi su ko defee nag yoon dina dal ca kaw ñu fàttali nag kon trajet bu TER bi nag ñetti section la diggante Dakar Bargny Yëmbal ak Bargny su ko jógee nag foofu am na beneen tam section bu mujj bi mooy nag section bu gën gee gudd diggante Dakar ba Diamniadio foofee nag ñu jàpp ne moom moo gën a cher 12500 lay doon su ko defee nag loolee moom mooy daan yi waaye nag ticket yi moom du changé li nga xamante ni moom mooy section bu nekk section bu nekk téeméer dong ngay joxe. xibaar yi ba tey ñu ñëwaat fii nag wax lu jëm si wàllum société bi ak ñi nga xamante ñoom ñooy ñi gën a siiw si wàllum musique bi ana lu waral ñoom seeni néegu sëy du ñu fa yàgg loole nag mooy laaj bi nga xamante ni Aminata Koor am na ci ay tontu ci reportage bi. laaj bi nekk benn mu nekk mbir mu jaaxal sénégalais yi ginnaaw bi nga xamante ni ñu bëri ci artistes yi nag seeni mariage du yàgg ñenn ci askan yi jàpp ne nag xaalis bu bëri bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci sëy yi loolee duñ ko fa fekk waaye tamit siiw bi nga xam ne siiw nañ tax na jigéen ñu bëri jàpp ne loolee mun na leen tere ñu toog ci néegu sëy bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy Babacar Fall moom ma ngay xam ne rek ne jigéen ñi léegi sëyatul ngir yàlla mais xaalis moo leen di dugal ci sëy bi te buñ ci duggee buñ gisul lu ñu fa bëggoon rek dañu daal di divorcer. donc am na ci ñoo xam ne nii peut-être dañoo dugg ci sëy boo xam ne nii liñ ci yaakaaroon amu ci
am na ci ñoo xam ne nii soit seen célébrité wala seen popularité moo leen monté à la tête ñu xam ne ñu yaakaar ne instant bi waratuñoo toog ci sëy bon am na ci ñoo xam ne tamit bon comme li ma lay wax la rek jigéen moom am na foo xam ne bu fa tolloo sëy moo koy mottali mais boo demee ba àdduna ubbil la ay buntam nga commencé am carrière nit ñi commencé daw ut si la wala affaire yu demee noonu di nga dem ba benn instant boo xam ne da ngay jàpp ne yow voilà t'as plus besoin d'un homme pour sëy daal léegi nag yu bëri yu mel noonu moo am ci dëkk bi instant bi nii parce que da ngay gis koo xam ne nii avant muy sëy wala ba kenn xamul da doon waay jëkkër ji di ko tagg fu ñu dem di ànd affaire demee noonu mu def benn album wala benn kii siiw xam nga ñu ne ana jëkkër ji ñu ne la tas na parce que doo comprendre. kii di Ababacar Dabo moom tamit récemment rek la daal di divorcé moom ak soxnaam mi ngi ñaawlu bu baax a baax jigéenu Sénégal jamono ji ak nu ñuy sëy ba tax nag mu leen di renvoyé waat ñu góorgóorlu topp yoon yi nga xamante ne moomee la suñu maam yi nekkee woon. tout le temps Sénégal li ko yàq lenn la mooy les filles là dañu matérialiste te sunu maam yi ni ñu doon sëyee démb ak léegi bokkul ni ñu doon sëyee léegi jamono ji léegi boo amul xaalis dugaloo leen ci appartement bu bien sëy bi du yàgg. man mii jaar naa ci marié divorcé la tey xañ nañ ma sama doom pour ma gis ko sax c'est tout un problème mais doomu ñëpp la doom ab as gor du xëccoo doom jigéen boo gis mariage yi ngay dégg ñuy célébrer ci net yeeg yooyu que Dieu me pardonne mais du yàgg. mu nekk mbir bu jaaxal Sénégal rawatina ñi nga xam ne rek ñooy artistes yi ba tax na sax ñuy samp laaj bi ndax li olof Njaay wax ne na siiw du jaamu borom si boobee moo topp jigéen ñu bëri jamono fii ci Sénégal ba tax na seeni sëy buñ ci toogee at sax bari na li ni mel nag tax na ñu ñaaxaat jigéen rek ñu daal di xam ne jigéen ak lépp lu mu mun a am rek taaram ak léppam sëy mooy li nga xam ne mooy taawu jigéen. Aminata Koor jërëjëf mu nekk laaj boo xamante ni yaakaar naa ne tontu li mu ngi foofee. waaye tamit ñu àddu jëmale ci li nga xamante moom mooy frontière Mali bi ñu tëcc ba tax nag ñu jokkoo ak ñi nga xamante ñoom ñooy transitaires yu Mali fii si port autonome bu Ndakaaru ñoom nag nee na ñu jamono ji daal faslante wu ñu xànc ak morom ma ndaxte nag li nga xamante moom mooy marchandise bañ daan jël te lii di nag oto yi daan ko yóbbu loole nag daanaka moo amatul ñu jokkoo si nag ak ki nga xamante ni moom mooy Amadou Koné moom moo jiite transitaires yu Mali ñu déglu ko. Nous, les transitaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout les transitaires qui travaillent uniquement sur les marchandises en transit, c'est-à-dire le Mali, et on peut dire que ceux-ci, peut-être qu'aujourd'hui, ils travaillent à 10-20%. Mais en dehors même de ces transitaires maliens, les transitaires sénégalais, c'est des manques à gagner énormes pour nous tous. Et tant que nous, on ne travaille pas, je vous dis, c'est le port aussi qui est immobilisé. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le transitaire, son rôle, c'est de faire sortir les marchandises. Des marchandises qui ne sortent pas du port. Et honnêtement, ça veut dire que même le port sera impacté. Et je vous dis très clairement que nous, les transitaires aujourd'hui, on est à bout, mais on va tenir. Parce que si c'est quand même, ça soit une goutte pour sauver l'Afrique, parce que moi, je vois la chose dans ce sens-là. Hein. Ces événements-là, très honnêtement, il faut se le dire, c'est lié à beaucoup d'autres paramètres. Mais si on doit faire ce sacrifice, on le fera. À part quelques produits, la liste de quelques produits qu'ils ont tolérés, et même ces produits pour quand même que la douane accepte souvent, c'est des protocoles, parce que à chaque étape, il faut expliquer à certains douaniers que voilà, ces produits ont été tolérés, ces produits. Il y a des douaniers qui sont de très bonne foi, qui sont très ouverts à ce côté, mais d'autres ont des difficultés de comprendre quand même que la sanction ne concerne pas tous les produits. Ça aussi, aujourd'hui, c'est une paire de manches quand même qu'il faut chercher à gagner. Sinon, en dehors de ça, et très honnêtement, notre activité est presque paralysée. Sénégal nag moom mu ngi ci xeex bi ba léegi lu jëm si wàllum terrorisme ndaxte nag nit ki nag démb douane bu Sénégal jàpp na ab bateau boo xamante ni daal mu ngi yeboon ngànnaay yu bëree bëri mu nekk nag ñoo xamante ni ay doomu Guyane lañu waaye nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi nga xamante ni Barthélémy Koli jox nañu ko nee daal koppar gi bu ñu ko xaymaa suñu xaalis ëpp na 7 milliards leeral yi ak Barthélémy Koli.
douane sénégalais dañoo réussir benn opération ci début at bu bees bi ci guddi alxames jàpp aljuma bu ñu weesu ay douaniers yi ñu doon def patrouille ci géej bu mag gi jàpp nañu benn bateau guyanais yeboon ñetti conteneur nganaay ngir mën a def seen opération bu baax. douaniers yi dañoo woo unité spécialisée armée gendarmerie ak sapeur pompier pour ñu jàppale leen. nganaay yooyu toll nañu ci ñetti milliards ci sunu xaalis. ñeenti ukrainien ak membre équipage ñu ngi ci loxo gendarmerie di xaar enquête. yegsi nañ ci xibaaru bitim réew yi ñu dem fa nga xamante ni moom moo di Guinée nee nañ nag kii di Alpha Condé président ba woon jóge na fa dem fële ca diwaanu Émirats Arabes Unis ngir nag faju ju fa ca diwaanu Soudan bakkan yaa ngay gën di wadd donte nag askan waa ña ngay gën di bëri ngir nag di xeex lépp lu jëm ci wàllum putschiste yooyu maanaam ñi nga xamante ñoom la di militaires yi jiite réew ma ca diwaanu Espagne nag Pedro Sánchez ak Olaf Scholz ñoom nag tase nañ bi mooy gulet mu mel ni kon jàmm mu ngi fay waaj am leeral yi ak Bassin Lo ñëw. xibaaru biti réew yi dañ koy dooree ci réewum Guinée foofee nga xamante ne ni nag ginnaaw bi ñu ko daanalee nguuram niki juróomi fan ci weeru septembre bi ñu génn ñi defoon li ni mel nag di ay militaire moom mi fi nekkoon nag njiitu Guinée di Alpha Condé daal dinay génn réewu Guinée niki démb ci ngoon yemoo ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier président bu transition di colonel Mamadou Doumbouya moom nag moo daal di autorisé ki nga xamante ni mooy Alpha Condé mu daal di mën a wëyal ab pajom foofee ci biti réew. Alpha Condé nag daal dinay génn Guinée Conakry bu ñaari waxtu jotee nag ci ab vol privé jëm wutali fi nga xamante ni mooy Abu Dhabi ca Émirats Arabes ngir wëyal foofu ay fajom ci wàllu wérgu yaramam. moom nag àndaloon na ak nit yu bari bokkoon na ci membre bu comité national bu rassemblement ñeel développement CRD ak ki nga xamante ni mooy médecin personnel bi nga xamante ni moom rek la wóolu woon ci li nga xamante ni mooy wérgu yaramam ginnaaw nag bi nga xamante ni putsch yi daane nañu nguuram niki juróomi fan ci weeru septembre ay atam toll ci juróom-ñett fukk ak ñett moom bi nga xamante ni mooy Alpha Condé nag mi ngi wéyal di saytu li nga xamante ni mooy wérgu yaramam moom nag mi ngi ko daan saytoo foofee ca Turquie waaye ci jamono ji nag mu nga wutali fi nga xamante ni mooy Émirats Arabes ngir nag amal fa ay paju ci wàllu wérgu yaramam. bu ñu jógee réew bu Guinée nag dañuy wutali ca Soudan foofee nga xamante ni lu toll ci ay junni doomu aadama ñoo wàccoon ci mbedd bi niki démb ci altine gi yamoo ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier ca Khartoum lu toll ci fukk ak ñeenteelu bés bi nga xamante ne ni askan bi ñu ngi wàcc ci mbedd gi nag ngir naqarlu pouvoir bi nga xamante ni militaires yi ñoo ko teg loxo niki octobre bi ñu weesu foofee ca Khartoum nag ay ndajaloo yu yees yi nga xamante ni am na fa niki démb ci altine gi ngir daal di nag sàkku militaire yi ñu daal di jóge foofee ci bopp nguur gi askan bi nag li ñu bëgg mooy nguur bi nga xamante ni ay civil ñoo ko yor loolee nag moo daal di yëkkati li nga xamante ni ay fitna di violence yi nga xamante ni tax na nag ba ay deret daal di fay tuuru foofee ca centre ville bu Khartoum naka noonu force de sécurité yi itamit ñoom dañ doon tiire li nga xamante ni mooy ay balle réel ci kaw manifestant yi loolee tax na nag ba juróom-ñaari doomu aadama daal di si ñàkk seen bakkan ñett ci ay cortège yi nga xamante ni ñu ngi doon wutali ca palais présidentiel bi foofee nga xamante ne nii fa la fekk baax autorité bu transition bi nga xamante ni sax dafa teg loxo général Barham ñaar ci ñoom nga xamante ni dañ leen daal di bloqué bokk na ci Omdurman nekk ci ville jumelle bu Khartoum ak bi nga xamante ni Barxi la nekk ci quartier bu sow jant bu dëkk ba foofee nga xamante ni pont ya sax dañ ko daal di tëj cortège bi nga xamante ni moo jóge ca bët saalumu réew mi foofee ca centre ville bi moom itamit dañ ko daal di arrêté te kenn deful li ni mel lu dul force de sécurité yi. ñu jeexal xibaaru bi ci réew yi ak daje bi nga xamante ni dox na ci ñaari dëkk yi di Olaf Scholz ak Pedro Sánchez ñoom nag ñu doon waxtaane ci wàllum bilatéral ci ñaari dëkk yooyu lépp socialiste bi di Pedro Sánchez moom mi nga xamante ni moo daal di dalal Madrid leader social démocrate di Olaf
Schulze moom moomee nga xam ne toog na ci bopp nguur bu Allemagne niki juróom-ñetti fan ci weeru décembre bi ñu weesu ñaari góor yooyu le nag ku si nekk xam nga sa morom bu baax a baax loolee tax na nag ba seen waxtaan daal di gaaw a antu bokk na ci ab message bi nga xamante ni ànd nañ ko fësal ko ngir nag ñu daal di amal jàmm foofee ci Russie xeex bi nga xamante ni mu ngi dox ci diggante Russie ak Ukraine mi nga xamante ni dëkkandoowam la te nag ci frontière boobu lee nga xamante ni ay mouvement militaire ci jamono ji ñu ngi fa nekk te nag dëkk bu nekk dafa am li nga xamante ni yaa ko moomal sa bopp te kenn waru ko laal loolee di kàddu ki nga xamante ni mooy Olaf Scholz moom Pedro Sánchez nag mu ngi wéy di wax li nga xamante ni ginnaaw indépendantiste yi nga xamante ni ñoo doon sàkku ay section ñoom nag ñaari leader yooyu leen nag dafa mel ñoo bokk benn gis-gis bokk na ci li nga xamante ni mooy axe Berlin Madrid daal di nekk benn dëkk bi nga xamante ni ay social démocrate ñoo toog ci bopp nguur gi kii di Olaf Scholz ak Pedro Sánchez ñoom nag daal di nañuy défendre li nga xamante ni moo wër Europe sociale ci li nga xamante ni am na solo lool ci européen yi nga xamante ne ni ñu ngi jànkonteel ak crise sanitaire bi di wàllu wér-gi-yaram di mbas bi di Covid-19 moom chancelier bi nag daal di nay rafetlu réew bu Espagne ci ni mu taxawee ci li nga xamante ni mooy campagne ñeel vaccination ngir daal di xeex li nga xamante ni mooy mbas bi di Covid-19. xabaaru tàggat yaram yi Coupe d'Afrique des Nations ñetteelu bëccëg bi groupe B bi Sénégal doon tase ak Malawi ndam demul ndam dikkul kenn dugal su morom dara Sénégal nag moom moo mujj jiitu ci poule boobu am juróomi poñ ñi nga xamante ñoom la Malawi ak Guinée ñoom ñëpp nag daanaka yegg si nañ ci huitième de finale yi ci wàllum nag beneen xeetu sport nag muy jeu de dame Sénégal kenn moo ko teewal ci compétition bi foofee sa Ouganda leeral yi ak Fatou Diengay. xabaaru tàggat yaram dañ koy dooree ak CAN 2021 bi am fële ca Cameroun ci ñetteelu bés bi ci poule B bi kii di Sénégal daal di qualifié ci huitième de finale ak juróomi poñ tase woon na ak kii di Malawi ndam demul ndam dikkul ba léegi ci équipe nationale bu Sénégal kii di gardien de but bu équipe nationale bu Sénégal di Edouard Mendy daal dinañ koy tabb meilleur gardien loolee nag waa FIFA ñoo ko def ci gala The Best 2021 moom mi leen nag mu ngi jël boobu la discernation daal di koy tuddee équipe nationale bu Sénégal. Non, franchement. Juste, moi je suis très heureux d'avoir reçu ce trophée avec vous. Voilà, je suis pas avec mes enfants, ma femme, mais ici c'est ma deuxième famille. On est venu ici, on a une grosse responsabilité, on a une grosse tâche, mais on est prêts tous ensemble. Et aujourd'hui d'avoir reçu ce trophée-là avec vous, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. kii di coach bu équipe nationale sénégalaise Aliou Cissé daal di teewoon ci ndaje boobule moom it nag daal di lay rafetlu loolee te it di wax kii di Edouard Mendy ne loolee sas la ci équipe nationale bi. C'est une fierté, c'est une première sur le continent africain. Voilà. Donc cela veut dire aujourd'hui que oui, on peut être africain et fait partie des meilleurs joueurs de ce monde-là. Salimata Radiamo Kansanga nekk jigéen bu njëkk bu arbitré ci CAN moom mi la nag moo yoroon sifflet bi ci match bi doxoon ci diggante Guinée ak Zimbabwe fukki joueur ak ñett bu équipe bu Tunisie daal di nañuy amee jàngoro coronavirus ñaari fan desee ci match bi ñu war a amal digganteem ak Gambie ginnaaw CAN Cameroun bi ñu ngi waajal CAN Côte d'Ivoire 2023 tirage préliminaire yi dinañ ko amal ajjuma fële ca Douala bu ñetti waxtu jotee ñu dem ci motocross course internationale bu Lac Rose kii di waa Sénégal ak waa France daal di nañuy dëggal seen bopp doomu Sénégal bi di Ismaïla Thiam daal di nay gagné ci junior yi kii di pilote bu France bi nag moom daal di nay gagné ci senior yi bu ñu fa jugee am na beneen compétition bu war a am fële ca Diamniadio fukki fan ak ñett ci weeru février bi di ñëw su juróomeelu édition Open International bu jeu de dame ñu koy amalee fële ca Ouganda ñaar fukki fan ak benn muy jeex fanweeri fan ci weerum janvier Ndiaga Samb dina fa teewal kii di Sénégal ginnaaw juróomi joueurs yi nga xam ne moom lañ faral daan yóbbu enjeu tournoi boobee nag kii di doomu Sénégal gi mën na ci jaaree daal di qualifié ci coupe du monde bi ñuy war a amal fële ca Chine ci njeexantalu at mi. jërëjëf Fatou Dieng Gueye mbokk yi lii la fi woon si xibaar si Time for Africa kon nag di leen jox dig daje ba suba incha allah ñu fanaan jàmm.